mbokk yi jërë ngeen jëf tey jii xalaatu Bun Xattaab day wax jëme ci mbiri 2 milliards yi ne chef de l'opposition bu Sénégal dañ ko koy jox te Mamadou Lamine Diallo tekki wax ko ne Macky Sall da ko bëgg a génnee jox ko chef de l'opposition ngir opposition bi yenn sujet yi ci mel ne yenn pétrole duñ ci waxati kàddu gi wér na wala wérul waaye jur na débat Mamadou Lamine Diallo nag wax ko ba mu ko waxee ba léegi gisuñu lu officiel lu ko weddi te buñ xoolee anam yi nu duggee ci dialogue politique bi ak nit ñenn ñi yolosee nangu dem dugg tëj seen làmmiñ ci lu bari ci mel ne Idrissa Seck moom rek laay jël exemple parce que moom muy xëccoo chef de l'opposition waxul ci pétrole waxul ci inondation waxul ci dara ba élection présidentielle jeexe ba léegi lépp li xew ci réew mi mu nopp ci tëj ci làmmiñam ba ci tabaski bu mujj bu mosaan tabaski Thiès day wax ci réew mi mais léegi waxatul na patt tëj làmmiñam mun nañ ci boole Decroix mun nañ ci boole Malick Gakou mun nañ ci boole ñeneen ak ñeneen bu doon lim du jeex kon tey jii buñ demee dugg ci dialogue politique ci dialogue boo xam ne tey nee nañ ñaar ñi ko séq di Famara Ibrahima Sagna ak général bi ñoom ñaar jaaroo tunu taal ndax am na ci ñu werante kon dialogue boobu du dialogue dara bu du dialogue politique mënuñu ko tuddee neneen puus nañu élection locale yi loolu lañ ci namoon dinañ ko def beneen bi ci topp mooy élection yi ñu jëm fexe nañ ba ñu ne day doon élection boo xam ne scrutin direct lay doon maanaam ñun mën nañu fal suñu maire te conseil yi duñ ci dugal seen loxo kon ñoom liñ bëgg ñi ngi ci parrainage ña ngi cay werante bulletin unique bi nguur gi bëggul ba léegi waxuñu ci foofu nag la benn débat génn mooy chef de l'opposition xam nga lu tax ma xam ne chef de l'opposition moo intéressé Idrissa Seck ak opposition bi mooy yàgg nañu xeex ci bulletin unique mais dégguñ ñu débat ci parrainage baaxul ñoom xam nañ ko surtout ci local mais dégguñ ñu wax ci mais kon lu leen tee ci biir mooy chef de l'opposition ndax nag 2 milliards dafa duun mais kan moo war a doon chef de l'opposition diggante Idrissa Seck ak kii di Abdoulaye Wade ñu ne Abdoulaye Wade bu dee ci assemblée nationale moo fëpp ay baat ñu ne Idrissa Seck élection yi mujj moo jël deuxième mais bu ñu fàtte ni chef de l'opposition ci référendum de 2016 la nga ko voté woon lan moo waral ñu xaar ba tey jii di ko sulliwaat 2016 bu 2019 3 ans te pourtant li référendum bi digle woon ci lu bari nguur gi mi ngi koy doxal lu waral mu xaar ba tey jii mu indi chef de l'opposition pour diviser opposition bi la mais pour man tamit deal la bu mu def ak Idrissa Seck mais pour man tamit benn moyen la bu Macky Sall teg pour mën a rapprocher Wade ci wetam parce que ku bëgg dara da ngay def dara Wade bu bëggee 2 milliards il faut que mu jël cereem def ci ndox nag te bañ ko kaani fexe ba daal yolomal mbiri pour mën a gisee ak Macky Sall ndaxte rek kenn du yëkkati 2 milliards di ko jox sa noonu surtout ci wàllu politique xanaa da ciy defaru gagné la ci élection parce que 2 milliards koo ko jox bu demee élection mun na ko doxalee ay mbiram mais aussi dina ko permettre massifier partem organiser ko te comme fii parti yi ñi ci ne ñëpp ñi ci ëpp xaalis lañ gëm seetloo boo nekkee ci nguur loo def ci sa parti kenn du wax mais boo nekkatu ci nguur loo def ci sa parti gars yi kaas xas la dem parce que yoratoo xaalis booy joxe ak di séddale kon koo ci jox 2 milliards tey ji réew mi bu Idrissa Seck bu ñu ko joxoon 2 milliards dina gën a defaruwaat parce que ñëpp daw nañ ba ko te loolu lépp ñàkk joxe ak xaalis kese la xam man ma damay jaar ci digg bi ñu naan ay conviction politique ay principe du dara dañuy bàyyi bekkoor bi jëm funaat mooy ci nguur gi te Idrissa Seck partim dafa bekkoor Idrissa Seck bu dul coalition mënul egg fenn tey jii ñu ne nag chef de l'opposition question bi yi wax nañu chef de l'opposition mais waxuñu kan moo ko war a doon xanaa Macky Sall lépp lu mu teg
am na lu mu ci lal kan moo ko war a doon. léegi nag diggante léegi mbir mi nekkatul Macky Sall ak réew mi nekkatul PDS ak Macky Sall mais réew mi PDS la kon Macky Sall problème bi mu waroon am moom fexe na ba déplacé ko léegi opposants yi ñoom ñoo xuloo si seen biir ginnaaw ba ñoom Ousmane Sonko xasee opposition bi na leen da ngeen fekk yi da ngeen di dil Barthélémy Dias ñu ngi koy gis muy dóor xeer ci ñoom Idriss Seck taxawu Dakar tas na par Khalifa mi ngi si kaso bi Idriss Seck dem na ci dialogue bi la waroon ñu def ko pour Khalifa defatuñ ko dem na nekk seen i député jàppale na leen ci élection présidentielle ba nekk deuxième parce que Idi bu doon moom dong ci élection présidentielle du nekk deuxième Sonko mooy nekk deuxième. mais Malick Gakou jàpp na ci Khalifa jàpp ci yenn PDS jàpp ci ak parti Moucambu ji ñoom ñëpp jàpp ci ba tey mu mën a egg fi mu egg. kon tey ji bu nekkee chef de l'opposition dina ko permettre mu mën a dekkalaat parti mën a demal boppam bañ a wékku ci kenn kon Idriss Seck dafay obligé nekk ci dialogue bi mais aussi du yoot loolu. mais tey ji bu nee tey ki gën a légitime pour nekk chef de l'opposition bu nee tey PDS parce que assemblée nationale dialogue politique bu gën a mag fa lay amee te parti bi fa ëpp doole ginnaaw ñi nekk ci nguur gi waa PDS yi la ak seen coalition. te fii tey ji bu nee chef de l'opposition est-ce que tey ji problème amul parti nga ko jox wala coalition parce que fii benn parti demu fi élection boo diggee waa PUR naan ñun sax ñoo ko war a ne parce que ñoom dong ñoo demal seen bopp am 3 députés ci élection législative kon mbir la moo xam ne lënt na ci bopp yi bari kon jot nañu leeral ñu mais li Macky Sall réussir mooy wan na Sénégalais yépp ni opposition bi danoo foqale waxuñu ci inondation waxuñu ci terre waxuñu ci leer waxuñu ci dara. waxuñu ci mbay mi waxuñu ci dundunu askan wi waxuñu ci nit ñi dee waxuñu ci accident yi waxuñu ci yu bari yi xew ci réew mi mais biñ ne 2 milliards rek Modou Lamine Diallo foofu dafa dugal lu rëy wax na lu am wala waxul lu am mais foofu moom dafa weer opposition bi weer ñi dem ci dialogue bi mais man gëwuma Macky Sall ak Macky Sall nu mu bëggee nguur yëkk 2 milliards di ko jox opposition man gëwuma ko. pour man dina jaar yeneen yoon wala lii mais de 2 milliards dafa bari mais tey jii suñ démocratie nag moo sooxe mais bu ñu amoon démocratie normale bu màgg tey jii boo demee Mali wala nga dem fu mel ne Guinée Mali boo fa demee Soumaïla Cissé mooy chef de l'opposition te day diisoo ak nguur gi di am xalaatam di ko joxe di joxe ay rapport naam mën nay ŋàññi nguur gi bëgg ci dara mais démocratie Mali egg na ci niveau boobu démocratie bu Guinée boo fa demee tey Cellou Dalein Diallo la même chose dafa nekk chef de l'opposition di joxe ay rapport at mu ne mais aussi di contester nguur gi di del seen kaw teewul li ñu war a jox chef de l'opposition yëpp ñu ngi ko koy jox mais nag ñun suñuy baati wolof ñoo ñu yàq mooy kenn du xont sab noonu ndaxte bu demee ba am doole yow lay njëkk a mbëkk maanaam képp ku yar sa kuy ba mu màgg yow lay njëkk a mbëkk daan la kon gëwuma tey ji fii ñuy dooleel chef de l'opposition pour man dañ ko def rek juste pour diviser opposition mais aussi pour divertir leen mais aussi pour weer leen pour wal leen ni rek mi opposition pouvoir mburu foofu ko farine mbokk yi mu doonoon xalaatu bun xataab sur la teranga point info ba beneen yoon incha allah.